jaajëfatee sama gars yi Mr Shake la maa ngi Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn zapping wax ci affaire doomu Cheikh Yérim Seck defe naa Seydina Sidi Seck la tudd boo xam ne dañ ko jiiñ nu mu tuddati ne dafa siif xale bu ñuy wax Louise lu tax ma ciy dellu si Babacar Touré tey dama leen di defal zapping damay wax ci Babacar Touré mi nga xam ne moom mooy journaliste Kewoulo journaliste la boo xam ne man damay tiit ci moom damay ragal ne gouvernement Macky Sall ndar na kaa fexeel am na nu muy demee wala sax même bu dul gouvernement Macky Sall am nu muy demee nit yi jéem ko fexeel ñu jéem ko jàpp ñu jéem ko tëj ndax kat moom dafa am fit man dama yaakaaroon ne Kayz Fof dafa am fit waaye Babacar Touré moo ëpp fit Kayz Fof ndax Babacar Touré moom mi ngi Sénégal Kayz Fof sax mën nañ ne France la nekk am na fit lool ndax mën nañ ko jëli France tamit mais Babacar Touré moo ñëw jox ñu ay xibaar yu doy waar gën a dugal doomu Cheikh Yérim su ma paree foofu damay wax ci Khalifa rappeur mi nga xam ne dafa toroxal Tunkara waxuma nag Tunkara suñu activiste non Tunkara bi may wax mooy nu mu tuddati sax man fàtte naa sax turam mooy Tunkara 2S est-ce que tuddul Ousmane Sy Tunkara 2S conseiller Macky Sall mi nga xam ne dafa wor askan bi dem ànd ak Macky Sall léegi balaa ñuy wax ci loolu ndax moom moo invité woon Khalifa rappeur nañu wax ci Babacar Touré Kewoulo ndax moom Sénégal 7 ñoo ko dalal mais mu yekk doomu Cheikh Yérim bi jox ñu ay révélation yu bees mooy Louise xale bi ñuy wax Louise te nga xam ne France la nekkoon te ñu ne doomu Cheikh Yérim bi moo ko siif moom li mu wax mooy ne xale bi doomu Cheikh Yérim bi daf ko iri daf ko nax ne ko kaay ñu dem jàngi yóbbu ci këram ba pare daal di ko sakkoo jël paaka la ko tegal paaka noppiwul ci paaka bi mu def ko li mu koy def ba pare daal di ko nataal loolu sax defe naa ñu bëri déggoon nañ ko waaye moom nee na li wane ne xale bi dañu ko siif mooy ne xale bi dafa gisoon baaxu jigéenam waaw xale bi ci boppam dafa gis gars yi ngeen baal ma dafa gis ay réglam moom nag nee na jigéen xanaa buñ lay siif xanaa doo sol doo gis say règle ñu lay siif wala ngay tëdd góor waaw jigéen moom bu gisee baaxam du bëgg kenn jege ko beneen révélation croustillante parce que les gars je vais vous dire que ce Babacar Touré il est intarissable le Babacar Touré c'est l'invité idéal de tout journaliste à la recherche d'un scoop parce que Babacar Touré lui il n'hésite pas à fournir des détails croustillants ce qu'on appelle des scoops breaking news des choses qu'on n'avait jamais entendues sur l'affaire sérieuse n'est-ce pas dont qui implique le fils du célèbre journaliste Cheikh Yérim Seck gars yi ngeen baal ma y a un peu de bruit ici parce que fi camions yi ñoo fi nekk may la mu tuuti rek ma jox leen détails yi voilà donc Babacar Touré nous dit aussi que la fille elle venait de débarquer toute fraîche de l'Hexagone de la France elle vient d'une famille très très aisée vivait dans un quartier huppé en France Babacar Touré nee nañu xale bi du n'importe qui papam docteur la professeur la yaayam banquière la defe naa ak lan xam naa lan la wax assurance ci banque ak assurance la yaayam di liggéey kon xale bi du xale boo xam ne da ngay ñëw rek jaar ci kawam bu doon doomu baadoo la kon xëy na yëf yi du egg fenn mais Babacar Touré lan la ñu waxati
parce que man li mu wax dafa bëri tellement il faut que may dem de gauche à droite mu waxaat ñu beneen breaking news beneen loo xam ne kenn musu ko dégg mooy ne doomu Cheikh Yérim xale bu të la xam nga xale bu të bu am 19 ans déjà yow na nga amee 19 ans man loolu remarqué woon naa ko di nekk seconde kon dafa yàgg redoubler xale bi Babacar Touré nee ñu doomu Cheikh Yérim moom daal genre kayit la kayit mooy koo xam ne bu nekk ci école bi moom mooy terroriser yeneen élèves yi di leen napp ndax moom moo leen di mag moo leen di ëpp doole moo leen sut classe bu nekk moom moo leen di sut loolu la ñu wax mu ne Maris la nekkoon lan moo tax ñu jóge Maris Babacar Touré nu mu waxee doomu Cheikh Yérim bi dañu kaa dàq Maris parce que dafa të yaa ngi may dégg léegi aussi une autre breaking news que nous a donné le comment dirais-je le journaliste dont le courage n'est plus à démontrer Babacar Touré c'est que lui-même il a parlé à Cheikh Yérim Seck moom ci boppam toog nag Cheikh Yérim Seck mu wax ak moom Babacar Touré mooy journaliste bu sopp dafa sopp loolu laal mi ngi ci fàtte naa sax wax affaire 94 milliards yi wax na ci dinaa ci wax tuuti waaw zapping bi dina neex wax na ci affaire 94 milliards yi génnal ñu yeneen dossier def ay révélation yoo xam ne man damaa tiit ci Babacar Touré parce que Babacar Touré nous dit que sur l'affaire des 94 milliards les 94 milliards sont déjà sortis loolu dinaa ci wax mais nañu eggali cas bi ba pare waaw moom nee na xale bi ba mu jógee France ñëw li tax mu ñëw France jóge France ñëw Sénégal parce que France dañ doon tëj école yi ndax feebar bi Covid bi di tëj di tijji moom nag mu ne yaay ji comme yaay yow France Sénégal nga nekk te Sénégal école française bi dafa naa Prévert la tudd tijji na bàyyi ma ñëw Sénégal ma jàng xale bi nee na 15 ans la am ñoom Cheikh Yérim ñoo bind wala ñoom ñooy wax di wax xale bi dafa am 16 ans li tax ñuy wax dafa am 16 ans parce que Sénégal dafa am benn loi boo xam ne dañ ne xale bu jigéen boo ko laalee nga tëdd ak moom wala nga def ak moom yëfu saay-saay bu boobaa loolu dañ koy tuddee pédophilie xam ngeen la mooy pédophilie xam ngeen ko boobu crime bu doy waar la boo xam ne yow waruloo laal xale ndax xale bu am 15 ans ci ñoom li ñu expliqué mënul wax déedéet mënul wax waaw kon même bu la waxee waaw sax loolu siif lañ koy tuddee waaw léegi xale bi loolu tax mu ñëw Sénégal parce que Covid bi moo ko sonaloon en France ba mu ñëwee nag nekk gan bu bees ci la ko doomu Cheikh Yérim bi daal di ko teg bët doxaan ko jéem ko doxaan mais xamuñu ndax doxaan na wala doxaan mais en tout cas moom ndaroon nañu jox sax Babacar Touré ndaroon nañu jox sax yeneen détail parce que dafa ne paaka la yor ne xale ba pare filmer xale bi mais fu mu waxee paaka la yor journaliste su Sénégal 7 bi moom moo yàkkamti mais waru woon dagg Babacar Touré parce que Babacar Touré dafa ñu ndoroon jox yeneen détail mais journaliste Sénégal 7 bi jigéen bi moo ko dagg journaliste booy poser question da nga war a xam fi ngay poser question fu dul poser question wala boo ko daggee nga rappeler ko fi mu taxawoon mu continuer parce que ndoroon nañu wax nan la def xale bi paaka bi lu mu ko def ndax daf ko tiimal ndax daf ko teg ci yaramam on ne sait pas mais en tout cas Babacar Touré daal gën na dugal doomu Cheikh Yérim bi nag ba may mujj xool mi ngi woon jàpp nañ ko mi ngi kaso ndeysaan lu metti ndax xale 19 ans kenn souhaité ko lii léegi journaliste bi posé na ko nag benn question bu am sens journaliste bi waaw nee na ko yow doomu Cheikh Yérim génn nañ fi benn audio boo xam ne xale bi dafa wax ne carrément ne moom kenn siifu ko waaye Babacar Touré dafa ne audio boobu ñoom ñoo ko dagg génn ci lu leen arrangé fi may jeexalee ci dossier bi parce que il faut que ma dem ci Khalifa rappeur fi may jeexalee ci dossier bi mooy ne Babacar Touré nee na ñëpp ñi nga xam ne ñoo jël photo xale bi dugal ko seen site mooy site yi nga xam ne dañu jël xale bi dugal ko seen site parce que xale bi 15 ans rek la am ñoo ñëpp seen yaay jël leen porter plainte kon nag histoire bu doy waar la mais man daal li may wax mooy Babacar Touré na gën a def attention
na gën a def attention nañu wax ci 94 milliards tuuti parce que man li may wax ci 94 milliards wax naa ko ba pare waaye Babacar Touré moom dafa ne 94 milliards yi li tax ñu arrêté ko waxatuñ ci mooy ne dafa law ba ci nguur bi moom nee na dafa law ba ci nguur bi te nee na 94 milliards yi génn na waaye nag Babacar Touré comme moom dafa mën a investiguer ñun luñ koy laaj mooy nañ fexe ba génnal ñu ay preuve ne 94 milliards yi génn na ndax ñun kat ba ñu dégloo Pape Alé Niang dafa ne ñaari milliards ak génn te Sonko la ko laaj Sonko ne ko nga sàcc milliards ak nga sàcc fukki dërëm moo yem sàcc la kon moom bu waxee ne 94 milliards yi génn na nañ koy ñaan mu indi ñu ay preuve man de jàpp ma ne dafa génn waaw man jàpp ma ne 94 milliards yi génn na jàpp ma ko parce que Sonko ci boppam toog naa man ma déglu benn audio mu ne 94 milliards du génn noonu at bu nekk gouvernement bi 10 milliards lay génne séddale ko waaw mais de toute façon affaire 94 milliards yi man du ma ci sori li may wax naa ko ci ba pare mais li tax may wax nii rek mooy Babacar Touré dafa am fit ndax lii muy wax nii di wax ne ba présidence 94 milliards yi dafa sori wax ne sax ci wax affaire Adji Sarr bi tamit wax ne benn la complot loolu moom tamit loolu defoon naa ci vidéo waaw léegi naa jeexal rek gars yi wax ci Khalifa rappeur moom kenn xamul fu mu far waaye nag démb def na liggéey bu rafet ndax Ousmane Tounkara moo ko invité mu ne Ousmane Tounkara askan bi moo ma yónni ci yow askan bi nee nañu da nga leen wor yow nekkuloo fi woon ñëwoon fi pour defar Sénégal da nga ñëwoon pour defar sa poche da nga ñëw pour defar sa poche comprendre nga comme nag conseil Macky Sall nga askan bi moo ma yónni ci yow ngir nga wax ko 3e mandat dañ koy tere comprendre nga mais mu jàpp Tounkara mais daf ko xas ba mu ràpp Tounkara nag amul dara lu muy toppee lu muy ñaawalee Khalifa rappeur lu dul ne yow amuloo album vraiment amuloo album Tounkara bu fekkee ne buzz la bëggoon ndax Sénégal ci kanam kenn seetaanatu ko bu dee nag jaral na ko léegi mu toog ñu xas ko ba mu ràpp ngir Sénégalais yi fàttaliwu moom mooy kan kon Tounkara il est descendu trop bas parce que moi je vous dis franchement Sénégal ci kanam personne ne regardait cette émission mais il a fallu qu'il se fasse attaquer par Khalifa rappeur n'est-ce pas pour qu'il lance des pics à Ousmane Sonko parce que moom nee na Auchan yi ñu taal Ousmane Tounkara mooy wax de Ousmane Sy Tounkara mooy wax la nee na Auchan yi ñu taal ak xale yi dee politiciens yi ñoo war a bàyyi di woote mortel combat kan moo fi woote mortel combat Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko lay jéem a sànni xeer te ma ne ko nag Tounkara nag Ousmane Tounkara nag bu dugg foofu waaw Khalifa rappeur bi ngay tooñ nag moom waaw c'est vrai am na fi benn hit Salma qui dégage waaw loolu moom hit la waaye moom moo tooñ boppam Khalifa rappeur ndax tey bu ñëwee mu ànd ak opposition bi suba bu ñëwee mu dem ci ay Cheikh Ba naan day dem ci ay concert Cheikh Ba di jàppale Cheikh Ba contre Bamba Fall defe naa loolu lay def Cheikh Ba comprendre nga xamuloo ndax APR la bokk xamoo ndax fii la bokk mais génnewoon na fi way Macky dégage oui dégage Salma qui dégage Macky dégage oui dégage Salma qui dégage mu ne bëgguñu leen gëmuñu leen bëggatuñu leen Macky dégage si dégage Salma qui dégage way bu ma neex la c'est vrai que opposition bi daan na ko teg ay temps xam nga daan na ko teg ay temps ci ay meeting mais Khalifa rappeur moo yàqal boppam ndax moom kenn xamul lan la moom mooy Aïssatou Diop Fall bu góor ndax tey bu ñëwee mu dal ci Macky Sall ba nga ne kii Sonko la faral suba ñëw Khalifa rappeur ñëw dal ci Sonko mais li mu def nii ci Tounkara ñu ngi koy remercier te ñu ngi koy wax ne dellu si mu far ci opposition bi parce que ñun on a besoin de lui il a du talent on a besoin de lui mais li mu def ci Tounkara vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax mais bu dee Tounkara daf ko defoon pour am buzz am na buzz jaajëf gars yi like leen partagé leen abonné leen Mister Shake la ba ci kanam ma defal leen benn vidéo merci